mbokk yi ñu seetaan salaamaaleykum tey mooy bis bi ñu jagleel ndox ci àdduna bi bu ñu waxee ndox nag ci Sénégal daa mel ni taw bu góor Sénégal yi di souffrir ci ñàkkum ndox gis nga bis bi nga xam ni dañ ko jagleel ndox waa Sen'Eau waroon nañoo rendre compte askan wi depuis ndox bi duggee ci seen loxo ba léegi Sénégal yi dañuy dund souffrance bu doy waar tey ñu nekk ci 21e siècle dëkk bu toll ni Dakar di capitalu Sénégal di am souffrance ndox bu doy waar ndox mi ñu jële ko ci SDE jox ko waa Sen'Eau société française bi tudd Siège ñu jox leen ndox mi te mënuñoo wàccuwanteeg li Sénégalais yi di xaar ci ñoom ci wàllu ndox mu sell ndox ñàkk fi benn façon ñàkk boo xam ne kenn mënul imaginer ndox ñàkk fi ñàkk gu doy waar daanaka kenn du xëy du dul ni dana nekk victime ci soxla ndox te du ko am te ba léegi mënuñoo jox askan wi explication bu leer te sax nag jamono ji dañoo soxlawul explication li ñu soxla mooy passer à l'acte muy fexe ba Dakar tàqalikook ñàkkum ndox xoolal tey la bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu ndox boo demee ca Mbeleke Jaw ma nga ca département bu Fatick askan wa dañoo yëngu nee nañu mënatuñu ko ndax souffrance bi nga xam ni moom la ñuy jànkuwanteel ci wàllu ñàkkum ndox mënuñoo am ndox benn yoon mu sell mu ñu naan Mbeleke Jaw ca Fatick nga méngale ko ak Ouest Foire ci Dakar ndox mële mu ngi ci loxoy waa Aquatech di benn société canadienne bu téye ndox mi ak gestion boo xam ne ñépp a ko dénoncé Sen'Eau ci Ouest Foire téye ndox mi ci façon boo xam ni ñépp a ko dénoncé kon taax yi amuñu ndox kaw gi amuñu ndox alors muy bis bi nga xam ne ci la ñuy màggal ndox nga dem Médina Yoro Foulah feete nañu bis bi ñu jagle lu jëm ci wàllum ndox mais feetal gi yépp ay joytu la kenn ku dëkk ci dëkk ba sax di doomu dëkk ba moo fa gas benn forage ci valeur 40 millions waaye taxul askan wa yëpp jot ca ndox ma ñu mën koy jëfandikoo loolu doon gàcce gu doy waar ci Sénégal xam nga Aquatech bépp gox bépp forage bu nekkoon ci loxo OFOR ñu jël gestion ba teg ko ci loxo waa Aquatech guddi yi ñu toll fii ci Sénégal askan waa ngi am jafe-jafey ndox askan waa ngi souffrir mais loolu nag ba kañ lan moo tax loolu état bi mënu ci indi solution lan moo tax loolu état bi mënu ci jéem pexe Aquatech duñu ay sénégalais bu fekkoon dañu échec fenn wala ñu échec ñaari place wala ñetti place mais foo dem ndox bi nekk ci seen loxo askan wa ñu ngi joytu ni dañu échec et pourtant ndoxum rural bi nekk ci Sénégal dafa am benn société wala benn direction bu tudd OFOR tax Sénégal taxawal ko da doon nekk ci loxoy benn comité bu nekk ci dëkk ba ñu koy saytu yor distribution bi di fay personnel ba cay liggéey gestion bi leer nañ waaye tey dañu ko fowee dénk ko société boo xam ne lu ko neex lay doxal bàyyiwul xel benn yoon intérêt sénégalais yi ñu toog di ko seetaan nga dem ci fi nga xamante ni bii mooy fu mel ni campement Gekkox ndox mi OFOR ñoo ko yoroon ñu jël ko jox ko waa Sen'Eau jël bureau yi nga xam ni moom la OFOR nekkoon def fa seen panneau mais ba léegi ñëwuñu jël gestion ndox mi comité OFOR ba fa nekkoon démissionné xamuñu lan moo ne ci ginnaaw démission bi àndandoo ak maire bi ñu jël ndox mi ni ko yalax kenn contrôlé wu ko kenn fayul facture ndox tey mu am suba du am parce que contrôlé wuñu machine buy tàkk ba ne indi ndox contrôlé wuñu tiwo bu bënn contrôlé wuñu lenn askan wi dund ci ndox mu baaxul ndox mu sellul ndox mu doyul ndox mu jagate quelle souffrance askanu Gekkox di ko jànkuwanteel te ba léegi amuñu ci benn pexe nga dem ci yeneen dëkk yu bëri yi nekk ci Sénégal nga xam ni fépp foo laal kàddu gi benn la boo demee ci région bu Kaolack ak li ko wër
Fatick ak li ko wër région bu Diourbel ak li ko wër ñoom ñëpp benn jàmbat bi la ñu am. boo demee tey fu mel ni Tentuba amoon na fa forage boo xam ni dëkk yi ko wër yëpp dañu doon am ndox ci ni mu jaadoo depuis mu duggee ci loxo ab Aquatech ak léegi gox bi dañuy am ndox ci guddi gi gox bi dañuy am ndox ci bëccëg gi mais loolu ba kañ Aquatech ñoom ban doole la ñu am Sénégal ba lépp luy forage bu nekk ci kaw gi ñu jox leen ko ñu koy saytu ni mu leen neex di ci dajale xaalis bu weex tàll di fàtte askan béykat yaa ngi jooy parce que amuñu ndox mu ñu mën a arroser seen ay gàncax nit ñi seen ay dëkkuwaay ñu ngi jooy ndax amatuñu ndox mu sell ñenn ci ñoom sax dañuy obligé bënd ay teen def ci ay pompe ci seen biir kër dem ba nekk 21e siècle ndox di nekk luxe li ci gën a doy waar mooy benn contrat moo lay boole ak société bi lay jox ndox nga xam ne ci contrat bi defalu la ci benn yoon nii la dama lay jox ndox guddi duma la ko jox bëccëg wala dama lay jox ndox ngoon duma la ko jox suba wala dama la koy jox yoor duma la ko jox njolloor amul li nekk ci contrat bi mooy daf lay jox ndox nga koy fay bu facture ñëwee boo amee facture boo fayul yoon may na leen ñu coupé la mais sañ-sañ bi ñu am yow mi consommateur bi di jënd ndox ñu war la jox ndox nga def sa abonnement mais lan moo tax doo am ndox ñaari société étrangère nekk Sénégal ubbale Sénégal tëj muy Sen'Eau ak Aquatech ci côté kaw gi Sen'Eau ci ville yi te mënuñoo jox askan wi ndox mu sell mu ñu naan lan moo tax ay biens yi Sénégal ñu am préférence di ko jox ay étranger yoo xam ni lu leen neex la ñuy doxale cherché wuñu lu dul xaalis di sacrifier askan wi suñu gouvernants yi seetaan di seetaan ñu ni tey mooy bis bi ñuy màggal lu jëm ci wàllu ndox Sénégal war na am gàcce màggal bis boobu Sénégal du am benn honneur ci màggal bis boobu ndax kenn du gëm li kilifa yi di wax kenn du dëggal li kilifa yi di wax kenn du bàyyi xel ci li kilifa yi di wax parce que dañoo sonn ci wax ji li ñu bëgg mooy ndox mu sell mu ñu naan bu ñuy arrosé suñu ay gàncax bu ñu bëggee sangu bu ñu ko soxlaa mën koy consommer parce que bu fay facture jotee dañuy fay te duñ ñu baal. OFOR mi ngi doon def ay jéego ki koy jiite mu ngi doon def ay tukki nemmeeku ñu ngi gas ay forage tey bu ñu laajee gouvernement bu Sénégal ñu wax la nombre de forage yi ñu gas da nga naan ndox du ñàkk Sénégal mais lan mooy forage teen bu lay jox ndox ci anam gu sell ak machine ñu teg ci sa kaw ngay fay ay facture ci machine yi nga xam dafay consommer courant wala carburant ak personnel yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu gestion bi ci wàllu comptabilité bi ak ci wàllu technique bi mais yow consommateur bi amoo benn droit association consumériste yi nekk ci Sénégal wax nañu bay bëgg a dee askan wi manifesté nañu nee nañu bëgguñu Aquatech parce que wàccuwantewul ak benn yoon contrat bi dox digganteem ak askan wi mais ba léegi nguur gi suñu gouvernement yi mënuñoo taxaw ngir recadrer société étrangère yooyu nekk fii ci Sénégal di contrôler suñu ndox mais lan moo tax Sénégal mënut a téyel ndoxum boppam dañu amul ay xale yu ko mën a yor ay borom yi xam-xam suñu gouvernement bi da koo antanul où est le problème est-ce que tey li ñuy defal Aquatech bu ñu ko defaloon yeneen société sénégalaise du ñu am mieux li ñu am tey ba noppi dërëm bi du génn gaal gi encore une fois ñu yëkkati kàddu ko woote gu ñu jëmale ci nit ñi suñu kilifa yi suñu gouvernants yi ñu gën a dund patriotisme ñu nekk ay nationaliste ñu dooleel suñu ay doomi réew ci jox leen suñu ay ressources ñu koy distribuer ci anam gu sell di ko doxal ci doxalin bu baax te bàyyi exploitation bi ñuy exploiter sénégalais yi ci anam gu jaaduwul boo fayu sa facture ñu coupé la te bi nga soxlaa li ñu lay jaay doo ci jot ci ni mu jaadoo te yow amoo fenn fóole mën a topp ci wàllu yoon tey da ngay dem porte plainte Sen'Eau fu muy mujj fenn lu ñu lay wax ndox day coupé tel jour ak tel jour dañoo nekk ay travaux xanaa travaux yi du noppi xanaa KMS 3 du noppi suufu Sénégal nappe phréatique bi jeexul viddul ndox mi soriwul yaa xayti mu laa nag am na dëkk yu ñu gën a ñàkk ndox fopp te du ñu am problème ndox yi nga xam ne moom la Sénégal di jànkuwanteel mbokk yi il est temps
ñu interpeller suñu kilifa yi wax ak ñoom. il est temps ñu xamal leen askan waa ngi souffrir ci li gën a ñàkk solo muy ndox. ki la mënta jox ndox nga naan est-ce que dina la faj ki la mënta jox ndox nga naan est-ce que dina saytu école bi ci ni mu jaadoo ki la mënta jox ndox nga naan est-ce que dana sàmmanteeg yow cër bi la justice jox. c'est de l'injustice jaay nit ki ndox war ko jox ndox ci ni mu jaadoo te doo ko jox ndox te di ko fayloo facture ak gestion bu bon bu kenn dul contrôler ngay ngaj ci poosu askan wi comme kuy naan seen deret di ci duufale sa ay poche. ñu ni tey dañuy màggal bis bu ñu jagle lu jëm ci wàllu ndox bu ñu jàngatee situation ndox ci Sénégal souffrance bi ci askan wi jànkuwanteel bisu tey bii bisu gàcce lay doon bisu tey bii bisu toroxtànge lay doon bisu tey bii bis bu diis lay doon. est-ce que mën ngeen a xalaat yenn ci ay quartiers yi nekk ci Dakar souffrance bi ñuy dund tëdd ba 3 heures du matin nga jóg ngir mën a am ñetti gurtu wala ñeent yoo xëy sangoo ko yàgg sa njaboot te ngeen war a am hygiène set ci seen biir dëkkuwaay te bu facture bu ñëwee faw nga dem fay ko à temps balaa ñu lay coupé. loolu laa ne coono la koo xam ne ci bis bii non seulement di wax nit ñi ay projet naan dañuy màggal bis bi di wax nit ñi ay réalisation naan dañuy màggal bis bi non dañu passer à l'acte. li ñu bëgg mooy ñu génn Sénégalais yi ñu génn nit ñi ci jafe-jafe gi ñuy jànkuwanteel ñu génn nit ñi ci souffrance bi nga xam ne moom la ñuy dund tey ci wàllu ñàkkum ndox. ñu nekk ci 21e siècle Sénégal di dund ñàkkum ndox bi nga xam ne tey moom lay dund loolu xel mënu ko dégg te neexute imaginer mooy li tax nag encore une fois Sénégalais yi bu leen jàpp rek politique mu nekk seen xeex bu leen jàpp injustice économique bi nekk ci réew mi mu nekk seen xeex. bu leen jàpp injustice sociale bi nekk ci réew mi mu nekk seen xeex bu leen jàpp injustice politique bi nekk ci réew mi donc mu nekk seen xeex mais bu weesoo loolu lépp injustice commerciale bi nekk ci dëkk bi itam dafa war a dakk. mënoo taxawal société buy liggéey ci wàllu nécessité mooy ndox ak courant ak yu mel noonu ñu lay exiger ngay fay sa facture à temps. exigé la yow nga def abonnement selon ñoom ni mu leen neexee yow demandé wala lu dul service te mënuñu laa jox service boobu loolu injustice commerciale la tudd. da nga may jaay te li nga may jaay dëgg nekku ci da nga may jaay te li nga may jaay joxuma ko bi ma ko soxlaa da nga may jaay di jël sama xaalis di ma arnaqué yooyu moo war a dakk. arnaque sociale bi ñu bëgg gëmloo nit ñi daganal ko ci ñoom rafetal ko ci ñoom yiwal ko ci ñoom loolu moo war a dakk. xeetu arnaque yooyu dafa war a dakk. mbokk yi lu dul dëgg mënut a nekk dëgg benn yoon. bis bi ñu jagleel màggal ndox tey ci Sénégal bisu gàcce la bisu gàcce dëgg la ci bu ko kilifa yi xamee ak bu ñu ko xamul bisu dellu gannaaw dëgg la bu ñu ko xamee bu ñu ko xamul ndax fii ñu toll ak ñu àdduna yi doxe waratuñu nekk mukk ci bis boo xam ne wala ci jamono joo xam ni dañuy soxla ndox te duñu ko am dañuy bëgg lu ñu naan te duñu ko am. xoolal Sénégal tey li fi ubbi ci ay usines yuy defar ndox c'est vrai que développement la c'est vrai que yokkute la c'est vrai que lu baax la mais jotewul dara tey ak ndox mi ñu war a naan ak di ko jëfandikoo. il est temps société yi ñuy jox li nekk utile lu utile ci ñun muy ndox ak courant dañuy sàmmante seen ay kàddu ci ni mu jaadoo ndax souffrance bi askan wi dund tey metti na tey mooy bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu ndox ci àdduna bi yépp mais ñun dañ koy màggal ak souffrance su ñàkkum ndox ñun waa Sénégal ñi ci taax yi ak ñi ci kaw yi. abonné leen MMD Média di jot suñu ay vidéo di commenter itam ci vidéo yi waaye lépp dafay aju ci nga bës cloche bi ngir man di jot notification ci saa bu ñu dugalee vidéo seen kóoluteef moo ñuy may fit ak courage ak détermination toujours ñu féete ci côté peuple bu Sénégal jaa ngeen jëf.